jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës atteb imam Alioune Badara Ndao mi ngi wéy niki tey gannaaw nag ba ñu ko daal di dàqee niki démb moom moomee ak fanweer ak ñaar yoo xamante ne tuumaal nañu leen ndax danoo laale ak ay mbootaay di jokkoo ak ñoom ay mbootaay yu terrorisme lu jëm nag ci audience boobee kon jàppale ne niki tey tamit dañu ko daal di acc kon sànq ba fi ak ñetti waxtu ca ngoon ndax lañu bëgg rek mooy li nga xamante ne nii jàpp nañ ne bokkul ci procès bi ñu mën ko caa génne ba set wecc beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag njàng mi nga xamante ne fi mu ne mi ngay wéy di tàggat témbe ndax syndicat boobee di G6 boole ay syndicat jàngalekat ña ngay wéyal seen juróom-benn plan d'action tey dañoo wàññi waxtu ñuy jàngale buñ ca jógee daañu bank seen yoxoo ci njàngale mi fële ca Sigicoor ñoom ña ngay waajal alxames ci ab doxub ñaxtu ñeel ba tey wàllug njàng mi ñu ne nag grève bi tax na sax ba ñu daal di jël matuwaay ci njàng mi ñu ne nag ren école du teel a tëj ndax lu ñu bëgg rek mooy ndongo yi daal di dabu kon waxtu yi ñu ñàkk ki ko xamle di secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi njiitu jëriñ ni Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi dalal jamono ji syndicat yi njabootee ñuy yëngu ci wàllug wér-gu-yaram ngir waxtaane nag jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci jamono jooje ñu gis ne sax alliance bi nga xamante ne nii moom moo ëmb syndicat yi moom seen bopp ci wàllug wér-gu-yaram ne nag ñoom danañ wéyal seen plan d'action ndax la ñu bëgg rek mooy nguur gi daal di jëfe la mu xaatimoon ci atum 2014 mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxee tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi procès bu imam Alioune Badara Ndao àtte bi nag daal di nañ koy ajandi ba fii ak ñetti waxtu ci ngoon la ñu bëgg rek mooy lépp loo xamante ne nag jàpp nañ ni bokkul ci procès bi ñu mën koo nag daal di waxtaanee dañuy dem ba ëttu àttekaay ba fekk ji fa Mame Birame Diouf Mame Birame nuyu naa la. soxna Fatou Kiné maa ngi lay fay. Mame Birame ni ma ko waxee procès bi nag ajandi nañ ko ba fii ak ngoon lan lañ ci mën a tënk. jërëjëf soxna Fatou Kiné xam nga démb kon ba ñu dooraatee atte bi ba tey jii am ay mbir yoo xam ne ni avocat défense yi ñu ngi koy yëkkati tuddee ko kon ay exception donc de nullité yu jàpp ni daal dafa dem ci forme bi ba tax kon atte bi daal warta am procédure bi dañu ko waral neenal ndaxte li ko waral ñoom avocat défense yi bokk na ci maître Moussa Sarr maître Amadou Ali Kane ki di maître Assane Dioma Ndiaye ba maître Mounil Balal ne ñu kon tegloo tey ci sax ci suba di delsi ci mbir yooyee la nga xam ni kon mooy loi nga xam ni yoon jamono ji da cee sukkandiku loi 2016 ñoom ñu jàpp ni jëf ya nga xam ne ni moo tax ñuy topp imam Ndao ak yeneen ñaar fukk ak juróom-ñeent loolee dafa jiitu la nga xam ni kon mooy atum 2016 ba tax loi googee mënuñu ko jëfandikoo ndax loi 2007 nga xam ni kon moo fi nekkoon ci jamonoy atum 2015 ba ñuy jàpp ñoom imam Ndao ci loi boobu la ñu war a sukkandiku kon tey waruñu leen atte di jëm ci loi ga nga xam ne ni kon mooy bi fi nekk ba tey ci lu mbir moomu kon ñoom dañoo jàpp ni daal dañ leen a war a bàyyi lépp loo xam ni toppee nañu leen ko ñu neenal ko waaye ka nga xam it mooy maître Assane Dioma Ndiaye delsi na ci beneen mbir muy exception de nullité gum jàpp dañ kaa war a bàyyi xel muy procureur ba ci ki nga xam ni kon moo représenté ministère public muy procureur muy lu jëm ca ndaw li ñu jàpp ni daal ab mineur la ndax atum 1999 la juddu kon tey place am du këru attekaay bi nga xam ne ni mooy chambre criminelle spéciale bi sëgg seen i mbir ndax xale boobee maître Assane Dioma Ndiaye dakaa fàttali Sénégal am na ay convention yoo xam ne ratifié na ko rawatina ba atum 1989 ba ci traité de Rome yooyee kon dañoo tere ab mineur lu ni mel kon ñu koy toppee ba di ko ci atti ci ab chambre criminelle waaye procureur di maître Ali Siré kon Ndiaye moom jël na kàddu tontu lépp lu jëm ci exception yi xamal leen ni lu mën a nekk la ndax infraction ya nga xam ni moo nekk ci 2007 muy loi boobee te ñii kon ñu leen ko toppee loolee mu ngi ba tey ci la nga xam ne nii mooy loi 2016 bi kon bu fekkee sax abrogation am na teewul am na ay remplacement disposition yoo xam ne nii def nañu ko ba tey compétence su chambre bi wax na ko ci lu jëm ci mineur googee nga xam ne sax fàttali ci ne kon ñu ngi koy tudd ne daal warul kon taxaw jamono ji ci la nga xam ne nii moo jëm ci attekaay bi nga xam ni kon mooy chambre googu ñii jàppale nag imam Ndao muy mbokk am di jàmm ak xarit ñoom teew nañu fi takku fi lool ba tax lépp loo xam ne nii fu mu toll nii ñu ngi koy xalaat ci ñu bàyyi ñooñee ñu ngi ci am yaakaar tax fi kon di xaar ñetti waxtu daal jot fàttali ne comme ni nga ko waxee sànq ndax it juge Samba Kane dafa jàpp ni fii ak boobu incha allah ñetti waxtu kon mu joxe délibéré ci lu soxal exception yi nga xam ne nii avocat défense bi dañu kaa yëkkati su ko defee xam naa rek mën a jàpp ni dinañu xuus ci lu soxal fond kon procès bi.
ma ngoog Mame Birame Diouf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax loolee nga tudd ñu jàpp ni bokkul kon ci procès bi dana ko war a niilal démb sax la dooroon boobee procès ñu dàqoon ko ba tey ndax exception de nullité yooyu kii di maître Assane Dioma Ndiaye àdduna ci ñu teewlu ko ci micro Habib Faye. aussi dossier bu mel ni mënoo jël lu mat fanweeri nit ak ñaar yóbbu leen audience te doo am loo teg seen ndodd mais li ñu bëgg a wax rek mooy ordonnance de renvoi boo ko déggee mooy juge bi dafa jàpp ne am na ay charge buy yóbbu nit ki ci yoon kenn tegul ci kawam mu am ay preuve ay charge rek charge mooy loo xam ne xëy na mën nañ cee sukkandiku pour daan nit léegi nag ci biir audience bi ci le procureur am obligation nag indi ay firnde ne lii may toppee nit ñi ñoo koy def donc loolu moo ci ëpp solo gis nga ordonnance bi am na ay jéem nañu lënkaloo ay mbir ay ñu jógee Libye ñu jógee Nigéria Boko Haram ak ñu jógee xëy na Syrie ak ay projet yoo xam ne nee nañ amoon nañ ko ne dañuy def état islamique xëy na am na xaalis buñ jokkalante mais xam nga li ci ëpp solo mooy nga mun a wax nit ku nekk par rapport la nga koy topp ne def na ko bañ a yem rek ci ay idée ay intention amoon nañu ñoom sababoon nañ nangam amoon nañu intention parce que ñun jàpp nañ ne am na loo xam ne bu doomu aadama demoon ba ciy dugg sax mujjiwul ba tiku ne léekat demoon naa ba ciy dugg mais génn naa ci loolu jàpp naa ne dañ jiwul ba tiku ne léekat demoon naa ba ciy dugg mais génn naa ci loolu jàpp naa ne dañ ko war a gën a gunge ci déradicalisation boobu ñu doon woote wala mais bañ a opter pour benn répression systématique moo tax boobu duggagul am na aussi xëy na ni ñu jokkalante nit ñi ni ñu leen rapatrier Sénégal xëy na amoon na ay yoon yoo xam ne mënoon nañu waroon nañu fa jaaruñu fa donc daal mënuñu dugg lépp ci exception yi mais jàpp naa dina ñu wax ci njàng meek njàngale mi ren nag école du teel a tëj kon daanu ko gën a wéyal at mi ngir rek ndongo yi mën a dabu nag waxtu yi nga xamante ni moom la ñu ñàkk ndax grève yu tari ki ko xamle nag di secrétaire général bu njëriñ ji dénk wàllu njàng meek njàngale mi Khady Diop Mbodj lay wuyoo tey jii nag la yëkkati yooyu kàddu ci juróom-benneelu ndaje mi nga xamante ne nag ñu ngi ko amaloon doon yëraat njàng mi ñu daal koy teewlu ci micro Aminata Mbaris. waaw xam nga li xew ci ak l'école bi ñun ñëpp dañ koy mettitlu ñun ñëpp ay parents d'élèves lañ suñ sañoon école bi du am benn problème yàlla def na li am mais ñun ministère de l'éducation dañ ko doon suivre dañ doon def pointage bis bu nekk depuis ñetti weer ñi ngi def pointage grève bi heure grève yi nga xamante ne professeur yéen moo grève donc ñun tey xam nañ saytu nañ ba xam ñaata heure la ñu mun a war a mën a lañ perte ci grève bi def nañ rapport léegi mettre nañ en place benn groupe de travail ñi ngi ciy liggéey dinañ ci waxtaan ak ñëpp ñi ci war a waxtaanal pour xool su ko jaree te yaakaar nañ ne jar na ko dinañ yokk prolonger année bi tuuti rek pour permettre xale yi ñu mën a rattraper li ñu perte ci temps bi ak mën a continuer def seen examen te dara du leen ci gàllankoor. kon daanu yokk rek at mi ngir nag mën a may ndongo yi ñu dabbu ji ci jamono joojee nag waa G6 ñoom ñu ngay wéyal seen juróom-benneelu plan d'action bi nag tey na mu tëddee mooy dañoo wàññi rek waxtu yi ñu jàngale nee nañ buñ ca jógee daanu amal grève maanaam banque seen yoxoo ci njàngale mi. niki alxames yi tamit ñoom syndicat jàngalekat yee ña ngay waajal ab doxub ñaxtu ca diwaanu Sigicoor lay doon ñu daal di des ba tey ci njàng mi ak maanaam ñaan gi nga xamante ne ni xalif général des Tidiane ñaanoon na ko nag ñii di syndicat jàngalekat yi ñu teg kon grève bi ci suuf daal di nag sëgg ci njàng mi ndax jafe-jafe yi tar na te mi ngi bëgg a yàgg loole nag am na ci ay syndicat yu ko nangu naam waaye am na ñoo xamante ne ñoom noppi nañu la ñu ne ngir jëfe ko dañ ci ànd ak Cheikh Diop. CM El Hadji Mamadou Ndiaye bu Wakaam nit ki tey ji ci altine ji ñu daal di tàmbaliwaat li nga xam ne moom moo di cours yi ginnaaw bu ñu jugee ci vacances su Pâques Amadou Watt di jàngalekatu science de la vie et de la terre moom moomee sax nag di ñu xamal ne mi ngi jot xibaar yi bu baax a baax ci diggante gouvernement bi ak itam syndicat yu enseignants yi ci genn wet ga waaye itam ci geneen wet ga ci seen diggante ak xalif général bu Tidiane. il faut que ku nekk joxe ay argument ñu xool ban anam fu ñu jëm. On est informé par le biais des comptes rendus et par le net, on est informé par SMS. Ousmane Sambou moom moomee di ab jàngalekat ci école primaire bu Mamadou Diagne di ñu xamal ne digg yi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall daal dina leen koy defal fokkul seen bët. dëgg ñu daal parce que 25 000 yooyu boo xoolee bu baax a baax 2014 dafa am lu ñu diggoon ba pare respecté wu ko donc su ñëwee bi yoon mu ne da koy fay à partir d'octobre 2018. alors que am na loo xam ne li ñu jot a signé ba pare te ba léegi respecté wu ko
donc man daal li ma gis mooy que dara leerul daal. li lee doon ay kaddu yu waroo ci diggante ñaari jàngalekat yi lee ci médiation bi nga xam ne xalif général kuli Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour daal dina koy def ngir rek ñu daal di delluwaat ci classe yi. xalif général suñu kilifa la bu ñu woowee comme ni ñu wax suñu syndicat il faut ñu dem ñu déglu ko déglu xool lu muy wax mais tamit nu ñu koy wax ñun également suñu tawat. grève mu ne nit foofu mu continuer ba ñu am lu leer loo xamante ne dafay rassurer enseignants yi ñu mun koo respecter parce que instant yi suñ ko levee ba léegi dara leerul mun na respecter comme mun na ko bañ a respecter. lii lee nekk ay yu bés yu metti lool ci avenir bu école sénégalaise G6 nag di xaar feu vert bu base bile ngir mu daal di fësal ab sortie ginnaaw ñaan bi nga xam ne Serigne Mbaye Sy Mansour ñaan na ko ngir école bile mën a wéyalaat ci jàmm ak salaam. ca diwaanu Ziguinchor njàng ma nag ma ngay wéy di sooxe naam ak grève yu tari teewul nag gouverneur diwaan ba ak ki nga xamante ne rek moom mooy recteur bu université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom nag daal di nañuy joxante loxo nag ngir daal di rek xiirtal étudiants yi ñu xam dëgg doomi réew mi nu muy doxee ak li nga xamante ne nii moom la ñuy xaar ci moom loole nag tax nañu daal di amal ab xew-xew foofee levée des couleurs la woon ca campus ba ñu teewlu ci gouverneur bu diwaanu Ziguinchor Géej Diouf lay wuyoo ci micro Boubacar Diassi. tey ñoo ngi nii ci université Assane Seck bu Ziguinchor pour yëkkati suñu raaya réew bokk ko ak étudiants yi bokk ko ak personnel bi liggéey fii bokk ko ak population yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. loolu wone na rek ne ñun ñëpp ñoo bokk gis-gis bi ñu am ci suñu drapeau ñoo bokk cofeel bi ñu am ci suñu drapeau national ñoo bokk gis-gis bi nga xamante ne moom la nit war a am comportement bi nga xamante ne moom la nit war a am te ku nekk war nga fonk sa réew fonk sa gox chaque fois ngay jëf li nga xamante ne mooy defal réew mi wala gox mi ci kanam. expérience bi day continuer loolu yëpp dafay tax élèves yi étudiants yi ak population yi xam ne ñun ak ñoom benn lañu armée bi ak ñoom benn lañu service yi ak ñoom benn lañu ñun ñëpp ñoo war a lokkoo liggéey suñu réew liggéey suñu gox. njiitu jëwriñ yi Mohamed Boun Abdallah Dionne ci jamono ji may wax ak yéen nag mi ngi dalal syndicat yi njaboote ñi yëngu ci wàllug wér-gu-yaram ngir nag waxtaanee jafe-jafe ñu nemmeeku ci wàllug wér-gu-yaram ci jamono jooje alliance bi nga xamante ne nag moom moo boole syndicat yi moom seen bopp ci wàllug wér-gu-yaram ñu gën ko xam ci ànd gësëm ñoom nag ña ngay wax ni daañu wéyal seen plan d'action li ko waral rek moo di ne nguurug Sénégal dafa war a taxaw nag ci xaati mi mu defoon ci atum 2014 daal di koy jëfee bokk na nag ci joxe naanaam payoor yi ndax ba nëgë ni am na ci ñoo xamante ni kon ña ngay daw ci seenu gannaaw payoor ba naaw loolu tamit ñu ne ndàmpaayu dëkkuwaay tamit war nañ ci taxaw bu baax a baax dinañ ci delsiwaat mbootaay ànd liggéey sa gox bu jaxaay ñoom nag nee nañu yeggale hôpital ba nga xamante ni moom moo nekk ca gox boobee ndax hôpital ba ñu ko tàmbali tabax yàgg na ci atum 2006 la woon ba tey waaye ba nëgë ni nag dara yeggagu ca bâtiment ba na mu meloon noonee la des ba tax na nag ñu ngi sàkku daal ci kilifa yi ñu dimbali leen ñu ne nag foofee tamit bu weesoo hôpital ba di kër docteur ba am na ci ay kër yoo xamante ne ba nëgë ne ay tabax yu yeggul la ñu teewlu ci ki nga xamante ni moom mooy El Hadj Fall mi yore seen kàddu la lit du ñàkk ñu delsiwaat ci ñu dem ba fële Ndramé Escale nag askan wa ñoom fi mu ne nii ña ngay sàkku nag ci ki nga xamante ne nii moom mooy nguurug Sénégal mu daal di leen jàppale bu baax a baax ci seen commune boobee di gox ba ndax dafa mel ni dañ leen a fàtte ci programme yokkute yu ñu tëral amuñu tali amuñu li nga xamante ne rek moom mooy lycée naka noonu it courant sax jotewuñu ca ba tax na nag ña ngay sàkku daal ñu xettali leen na mu gën a gaawee Ibrahima Diame ci leeral la. Ndramé Escale wàccati ci mbedd mi pour ñaawluwaat anam yu métti yi nga xamante ni moom la askan wi di dundee ay ata ngi ni te andi yoon ci benn saafara commune bi amul tali école comme lycée wax noppi ay dëkk yu bëri tamit ba tey jotaguñu ci courant bi. dañoo juddu fekk Kër Madiabel suñu nawle la am tali dañoo juddu fekk Kër Madiabel suñu nawle la am yu bëri suñ yeneen nawle yi ay wàkk nguna ak yeneen dëkk yi ñu wër am nañ lépp lu ñu soxla ci wàllu infrastructure tali bi. yéen ci seen bopp journaliste yi am na ci biir marche bi ñu ma wax ne journaliste yi dañoo waroon caméra seen bopp ba pare balaa ñuy caméra ñeneen ñi parce que gis nañ ni leen poussière bi tilimalee donc loolu ñu ngi soxla tali bi ñu defar ko muy tali bu ñuul
boo xam ne ku fiy jaar doo pënd doo poussière. situation bi nag ñuy dund te mu yàgg lool te ñu jàpp ne ba tey nguur gi fi nekk defu ci benn jéego moo tax ñoom nee nañ daañu jël seen responsabilité ci élection yi ñu dëgmal votel ki nga xam ne am nañ ci moom yaakaar mu jóg ci seeni tawat. ay citoyen lañ dinañ accomplir suñ devoir de citoyen su boobaa dinañ mobiliser suñu yaay yi suñ papa yi suñ nijaay yi suñ bàjjan yi suñ maam yi suñ rakk yi suñ mag yi suñ jarbaat yi autour d'un vote utile mooy votel ki nga xam ne bés bu faloo dafay bàyyi xel sa localité dafay bàyyi xel njëriñu askan wi. Dramé Escale nag commune la bu nga xamante ni ci xayma am na lu ëpp ñaar fukki junni doomu aadama ñeent fukk ak juróom-ñaari village ñoom ñoo fi nekk waaye benn piste latéritique bu leen yóbbu ci route nationale ba rek la ñu am élèves yi nag di jànkonteel ay jafe-jafe yu métti métti gannaaw bu ñu amee seeni BFEM ndax amuñu lycée. gis nañu jamono ji nag ñu génnoon di ñaxtu muy nappkat yi féetee ca Kayar ne ñoom nag jotewuñu ci moteur yi nga xamante ni kilifa yi ñi ngi koy séddale muy moteuru gaal yi waaye tamit gilet de sauvetage yi mu mel ne nag tey ji xel mën naa dal foofee ca Kayar ndax jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu napp ga ma nga woon foofee nee na nag jafe-jafe yi dana ci taxaw mu mel ne xel dal na foofee Cheikh Anta Diop Sey Latira. jëwriñ ji nga xamante ni moom moo yor wàllu napp gi dikkoon fii ci Kayar ginnaaw fan yi ñu weesu ay nappkat yi nekk ci diwaan bi doon ñaxtu wax ne nguurug Sénégal dañ leen a dumóoyu ci ay machines yu leen waroon a jox te kenn joxu leen ko woon waxtaan nañ daanaka lu toll ci juróomi waxtu tax ministre bi ñëw fii ci Kayar waxtaan ak nappkat yi ngir ñu gindee ci mujjantal gi ministre de la pêche wax ne lii de mbégte la te lépp loo xamante ne njàmbat la fi ci ay fan yi néew lépp daañu ko saafara. moteur yi nag ay commande la yuy ñëw yu bare yoo xam ne bu ñëwee nit ñi jël beneen commande néew nit ñi jël état bi di fay état bi tam payam dafa am procédure. jëluñu xaalis bi ni ma nga ci sama keesu ministère déedéet dafa am procédure dafa am ay engagement am ay liquidation ñu def comptabilité xam nañ ko ba keroog paiement bay egg. su ngeen gisee tardement yi am ci processus boobu la woon wante fii ma leen di wax nii lépp yemb na. livraison moteur moo ci des am nañu 3000 gilets yoo xam ni fekk ay fan ñu jot ko bu ñu jotee dinañ jox Kayar. di mbir moo xamante nit nappkatu Kayar yi rafetlu nañ ko lool wax na ñoom seen yéene moom mooy fexe ba napp gi dox fi ci Kayar. dañu kontaan rek ci ñëw ministre bi fii ci Kayar dalal na sunu xel ni fekk ay fan yu néew dinañ ci gis ay coppeeku donc mën na ni ñëw bi mu ñëw fii wax dëgg yàlla sedd na sunu xel dalal na it sunu xel ndax xel itam du dal day daj. daanaka di nappkat yi ñi nga xamante ñoom ñoo yëngu ci wàllu coppar ñi jën yi mareyeur yi ñoom ñëpp joxante nañ loxo nee nañ dañoo bëgg a suqali wàllu napp gi fii ci diwaanu Kayar te booloo rek moo leen ko mën a jox. gannaaw Kayar Mbaan directeur bu Amnesty Sénégal ma nga woon foofee muy Seydi Gassama ku ne Mbaan nag ne coowal suuf ndax bari na fa lool loolee tax na sax ba askan wa lu ca bari léeg-léeg fitna dafay faral di juddu ñaan na leen nag ñu teg fitna bi ci suuf bu ñu amatee ay jafe-jafe ci wàllu suuf nañu dem ca yoon kalaame loolee nag la leen xelal dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. Sénégal ku nekk xam na ni wàllug suuf coow li day bare lool rawatina nag ci dëkk bi di Mbaan fii coow suuf doon loo xamante ni saa su ne daf fiy takkarnaase lool ay nit sax di ci faatu ngir nag loolee bañ a amati moo tax directeur exécutif bu Amnesty International ñëwoon ci diwaan bile doon ñaax askan wi ngir ñu mën a tënkoog charte yi. suuf bokk na ci ressource boo xam ne ressource bu am solo la ci développement du Sénégal rek réew boo dem rek suuf. enjeu bu rëy la yore kon dañu war a fexe ba gestion foncière ku ne gis ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ci seen bopp état ci si boppam waaye partenaire état yi tamit ñu mun ci gis seen bopp. moom sax ñaax na askan wi ngir lu jëm ci wàllu xiiroo ŋaayo bi ñu koy mën a bàyyi di dem ci yoon ngir ñu mën a àttee bépp jafe-jafe bu am ci suuf si. waaw ndax su dee am na benn part bu ci loru rek loolu mooy andi ay fitna mooy andi ay contestation te loolu dañ ko war a éviter ñu invité tamit fii président tribunal Dagana pour mu ñëw wax suñu mbokk yi maanaam askan bi fi nekk ne saa yu ñu amee ay problème ak administration wala multinationale ci mbirum suuf solution bi du violence. maanaam xeex taal yàq loolu du solution bi mooy yoon dafa nekk ci biir réew mi yoon may na ay voies de recours pour que suñu leen loree ñu mun a saisir yoon voies de recours yooyu dañ ko war a xam. fii nag askan wi daal nañ koy rafetlu rawatina kilifa yi ñu gis ne nag jamono ji ñu toll xëccoo suuf war nañ ko mën a weesu ti dem ci leneen. ba tënk loo xam ni danañ ci déggoo
doxal ko ci anam yi nga xam ni déggoo rek lay doon jàmm ak salaam mu nekk ngëneel ci wàll yëpp. Mbaan ku nekk xam naa ne suuf Mbaan dafa dem national def international kon li su prévoit ak Seydi Gassama loolu la yaakaar naa kalaat bi ñun ay syndicat lan syndicat éleveur ñu am doole ñàkk am doole am nañ sunu kalaat yàgg liggéey ak juróom-benn weer secret du mu pare. ci ndaje bile mbooloo mu bare teew woon ko jóge ci dëkkaan yi nekk ci mbaan fii nag mëbatu Amnesty International mooy fexe bépp coow ci wàllug suuf dootuñu ko fi gisati. bu weesoo coowul suuf coow li nag ñeel système de parrainage bi ñu bari jàpp ni wàññi ay candidat moo ko tax a jóg ci faluk njiitu réew mi di ñëw loolu nag doon loo xamante ne kujje gi ña ngi koy yàgg di ñaxtu ñu ne nag du yàgg sax projet de loi boobu daana ko jàllale ci assemblée nationale kii nag xam-xamam dafa màcc jëm ci charte réew mi muy Abdoulaye Dieye moom nag na mu ko gisee mooy ak lu mën a xew dañoo war a jiital waxtaan woo xamante ne ñëpp daañu ci déggoo ci wote yi ñu dëgmal dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf Jafara Ba. constitution bi nga xam ni moom moo ñu tënk ñun ñëpp dafa wax yan condition la ñu war a réunir pour nekk candidat moom boolewu si loolu dafa wax il faut nga nekk sénégalais exclusivement il faut nga am 35 wala 75 ans maximum il faut nga mën lire si tubaab il faut également que ñu présenter les candidature boo xam ni parti wala nga am 10 signature. mel ni am disposition goo xam ni kon mënees jàpp ni dina ñëw soppi article 57 de code électoral mi wax ni Sénégal gu nekk kon war na doon électeur ngir kon bokk ci candidat yi nga xam ñu ngi jëm ci jongante njiitu réew mi professeur Abdoulaye Dieye gisee ko nii. loolu mooy waxuñu si il faut nga nekk électeur et donc di nga daroon am suba nga xam ni. nit mën na poser candidat parce que jouiratul de ses droits civils et politiques day indi coow parce que suñu nee moom mën na ko daan ne est-ce que constitution bi si moom moo ni il faut que nekk électeur parce que suñ ko ramené si li tax ñuy coow yépp mooy affaire Karim Wade bi affaire Karim Wade bi nga xam ni daf duñ c'est sûr que suñu xoolee article L30 L31 et cetera da ngay gis ni dootul électeur. war a am 1% ci fichier bi comme ni ñu ko xalaatee ci système de parrainage bi donte sax problème mu constitutionnalité amul ci fànn bi ndax laaluñu ay dispositions yoo xam ni daf fi nekk kenn war ko soppi waaye ba tey mu am nu mu ko gisee. pour nga nekk candidat il faut 60 000 wala 65 000 signés la te 60 000 yooyu war nañ ko mën jël si juróom-ñaari région bu nekk 2000 loolu dafa ëpp te foofu ngay gis ni est-ce que lii defuñu ko pour éliminer ay nit te lépp loo xam ne da nga koy def pour éliminer loolu baaxul ci démocratie donc loolu daal baaxul ci leneen li mooy duñ koy wax mais dëgg la nit mën na pour éliminer candidat fexe ba ñu am ñu signal ko ñaar yoon nit mën na signal A signal B. duñu loi bi def ne su loolu amee signature bi si boppam moo amatul xam nga loolu soo ko éliminer signature bi éliminer nga amee beneen signature bi moo tax il faut ñu réfléchir moo tax ma ne il faut ñu waxtaan mais fi mu toll nii le projet là kenn mënu ko yóbbu assemblée suñ ko yóbbu assemblée coow rek lay indi coow bu dul jeex lay indi. lii lépp tax nag ba kon professeur Abdoulaye Dieye jàpp ni la ñu war a def ci parrainage bi mooy lii. dégg naa ni président de la République si boppam moom moo ko yóbbu 1% xam nga loolu su ko yóbbu 1% alors que ñi la ko proposé sax ñoom 0,5 lañu moo tax ñu yaakaar ni suñ ko discuter. war nañ ko mën delloo si au moins 0,5 mu gën raisonnable parce que comme ni ma ko wax léegi doo xool rek chiffre bi mais xoolal candidat indépendant yi 10 000 lañ leen doon. ñu àddu ci leneen Moustapha Niass secrétaire général bu AFP daal dinay nag yabal coordonnateur bii di Alioune Sarr ca Saloum ngir nag mu doxi fa ñetti mbir bi njëkk nag bokk na ci waajal congrès bi nga xamante ni AFP mi ngi koy waajal ci weeru décembre waaye tamit fexe ba li nga xamante ni moom mooy parti bi ñu gën koo dooleel beneen mbir tamit daañu waxtaane li nga xamante ni moom mooy njaayum carte yi waaye tamit fexe ba coalition Benno Bokk Yaakaar yooyu lëkkaloo doon benn kii nag di Alioune Sarr nekkit jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njënd ma ak njaay ma foofee nag daal nañu koy laaj ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii am na ci wàllu suukar lu ci mel ni ñàkkum njaay ma ca compagnie sucrière sénégalaise loolu leen nag nangu caa yey yàbbi ñu teewlu Alioune Sarr ci micro Ibrahima Diamé. lii nag dafa méngoo ak lii secrétaire général Moustapha Niass santaane mooy dafa sant responsable bu nekk fépp foo mënti nekk ci réew mi nga yaatal base parti fexe ba sénégalais fu mënti nekk ci marché yi ci luuma yi ci teen yi fu ñu mënti nekk nga dem seeti leen pour indi leen ci biir parti kon lii waa Porokhane def
tourné ci village yëpp dajale leen tey dafa nekk loo xam ne royukaay la war a képp ku nekk parti bi te également message la boo xam ne secrétaire wax na ko donc muy tudde ko massification maanaam yaatal base parti ñaareel bi mooy message bi secrétaire général wax mooy ñu fexe aussi ba renforcer la coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam mbootaay bi nga xam ne la ñu nekk te AFP am ci doole bu rëy ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñu dooleel ko pour que élection yi di ñuy dëgmal muy élection présidentielle de février 2019 ñu mën ko gagner ak suñu candidat du président Macky Sall ci anam boo xam ne du am benn werante donc loolu mooy ñaareelu émission bi ñetteel bi nag mooy ndaje bi dafa am ci jamono joo xam ne dañuy lancer carte maanaam di préparer ko loolu aussi dafa am solo pour yeesal base bi fexe ba wane également que militants yi parti bi seen parti la nekk ci transparence nekk ci démocratie te lii ñu gis fii dañ ci boo xam ne nekk na loo téeméer ak fanweer ak juróom-ñetteelu wooteeb Seydina Limamou Laye Al Mahdi ñi ngi koy waajal jëwriñ ji dénk biir réew mi nee na nag matuwaay yëpp daanu ko jël ngir xew-xew boobee jaar yoon ci CRD bi ñu amaloon nag ñu ngi ko doon wax ay jafe-jafe yu laal wàllu assainissement ba ci liggéey ba foofee loolu yëpp nag dalal nañ ci xel yi Pape Fara Ñing service yi nga xam ne yëpp nag war nañu yëngu ci appel bi nga xam ne mu nekk téeméer ak fanweer ak juróom-ñett bu Seydina Limamou Laye Al Mahdi ku ci ne joxe na ay garantie waaye comité d'organisation bi amoon na ay mbir yu mu yëkkati woon ci wàllu assainissement ak liggéey bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci dëkk ba. ñoom service yi fi nga xamante ne yëpp ñun amoon nañ ci ay peut-être ay jaaxle leeral nañu suñu xel. et puis aussi dalal nañ suñu xol. ci point yooyu tudd nañ ci léegi volet assainissement bi mais loolu expliqué nañu bu baax ni tali bi ni ñu ko dagge woon buñ bàyyee oto yi ñu jaar ci ba ci kanam ba mu xaw a stable Ageroute ci boppam jël na engagement ni dina fi jaaraat xool luñ ci mën a def pour mu uniforme encore. bi ñu génnee ci CRD bi ministre bi yor wàllu kaaraange biir réew mi dalal xelu famille Layène bi ne engagement yëpp yu ñu jël dinañ ko motale. dañuy xool poñ bu ne fiñ ci tolloon laata ñu yegsi ci ñun bu fekkente ne comité bi amu ci satisfaction ñu xool peut-être ci li ñu dénk lan lañ ci mën a yokk donc loolu mooy rencontre bi yaakaar naa ne parcourir nañ ak ñoom point yëpp. te wax dëgg yàlla sur la base de li nga xam ne li service yi wax nañu ko ak également ñoom comité bi contribuer nañ ci am nañ ci yaakaar que ne 138e édition bi dana jaar ci jàmm. wàllu kaaraange nag duñ ko négliger ci bés ba ndax jamono ji ñu toll terrorisme ak sàcc gone yi. waaw wàllu sécurité bi moom xam nga bu ngeen seetloo sax fan yi c'est vrai que sécurité moom du loo xam ne lii da ngay xaar ba opération bi jóg waaye day moment yoo xam ne dañ ciy gën a renforcer. jël nañ ci ay dispositions yu am solo fan yi ñuy génn te dañ koy gën a renforcer surtout que zone bi bi ñu couvrir xaw na yaatu mais police ak gendarmerie buñ ci boolee seen i doole rek day gën a yomb donc opération de sécurisation dana commencer encore dana gën a yokk. parce que temps yëpp commencé na dana gën a yokk ci fan yi di ñëw ba li appel bi jàll. yeneen service yi fa nekk yu mel ni service d'hygiène ñoom daal nee nañ dinañ fa séenee daal di pomper fépp ngir rey yooyu yi nga xam ne ñoom la ñu nemmee ko jamono ji ci Ndakaaru rawatina bërëb yi nga xam ne ci la ñuy dalal gan yi. jaajëfal ko bu baax Pape Fara Ñing ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenikaay El Hadj Hassan Gueye. président Macky Sall la ngay fagaroo ko jógal waat mbooloom laa sa ni waxee audience yi muy amal jamono yi fu ne ca pale ba moo nag yey ndax opposition bi façon ko yéene yombalal mbir yi ba ko rek muy dawal di dem mel ni ku yore laax laalo opposition boobee sax Sud Quotidien xëy ne ànd nañu gàntu waxtaan yi ñu leen di woo ñeel wàllu parrainage professeur Issa Sall bu PUR ci yéene kaay bi ne ñaari signature ñaar rek bu ñu leen ko laajoon sax ànduñu ca docteur Cheikh Tidiane Seck bu PDS it ne xel xalaatul waxtaane parrainage Pape Medoune Sow bu grand parti it noone la waxee seen biir parti noppee gunu ngir waxtaan ca Sud Quotidien ne opposition bi tëj nañu ràpp buntu ba opposition bi ci boppam nag ak nataali ñenn ci ñoom la enquête xëyee Mamadou Diop Decroix nga ca El Hadji Malick Gakou Abdoul Mbaye ak Idrissa Seck yéenekaay bi ne seenuk ñàkk juboo nag mooy seen cat ci gàttal juboo gi mënuta ne yéenekaay bi ne atum 2012 ak léegi opposition bu Sénégal ñu ngi fexee boole seen kàttan ak doole waaye ba tey yeggunu ca pencum askan wi fippu jot na jóg jot na fem bu ne génne nanu ko Moussa Diop enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu Ndar ba tey ci enquête ne problème leadership di njiit la ñu am moo waral seenuk tële def benn dànk ñoom opposition bu Sénégal kenn ci ñoom El Hadji Malick Gakou moom fem bu mu génne ñu jàng ko tey ci Témoin mooy PAS moo ko gënal PSE PAS programme alternatif suqali Sénégal yéeni kaay bi ne loolee la doon togg fan yi yëpp nag mook équipe am yéeni kaay bi xamal nit ne ëllëg ci àllarba ji dina ko siiwal programme bi boole ci nag daal di def déclaration bu am solo jëm ci ne mbër lay doon 2019 moom El Hadji Malick Gakou professeur Abdoulaye Bathily nekkagul mbërit waaye nguur gi ci boppam ak ña
fare ak moom dugal nañu ko ci xeex bi tàmbali combat beeg moom Walfadjri moo waral mu ne jamono yi mooy yëkk bi nu fas yéene daaneel ay cong fu ne jëm ci moom Mansour Faye maire ab Ndar responsable APR di ko dëggal ci laas ndax aw doj wu rëy la ko yónnee professeur Bathily ne ak lajjam di échec bu mu tax muy fexe lëndëmal xel yi Mansour Faye ne président millions yu takku def na ko ci campagne professeur Abdoulaye Bathily ngir doomu Sénégal doon président commission union africaine te moom ci boppam fu ne ci Afrique moom Mansour Faye président Macky Sall yónni na ko fa ci mission ngir campagnal Bathily kon tey kóllëre waroon dox diggam ak président du leneen ay tasaare xibaar yu wér ak yeneen te nag ci gis-gisam Mansour Faye sax parrainage gi ci boppam dafa jarul coow lépp Aliou Sall rakki président su taloon coow la xëy na feelu Mansour Faye waaye moom Aliou Sall ci observateur la mu ca xamle mooy ne liggéeyam ne directeur général CDC daf ko doy sëkk caq ak jara waral yéene kaay bi ne gàntu na poste beneen moom Aliou Sall jëm ci PCA Air Sénégal SA direct info Pape Diogay Faye ak njàngatam la xëy tey jëm ci diggante Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck mu jàpp moom sëñ Faye ne juboo gi presque lu mënul ne la ndax ci gis-gisam lu leen boole dafa xóot lool faaw ñu sëkkaat kàmb gi fu nu toll Pape Diogay Faye ne Abdoulaye Wade ku ko doon jox muy tànn diggante Macky Sall ak Idrissa Seck président Sall lay tànn moom Abdoulaye Wade nag doom jë Karim Wade kilifa gi ko fi jël si woon di doomu Qatar procureur général ba Libération xëy ne moom docteur Ali Bin Fetter Al Mahri ñëwaat na Ndakaaru ci ngan gu lalu ci sutura ngan gu kenn yëgul président Sall ñu ne dalal na ko noonu ministre affaires étrangères Sidiki Kaba ci weeru mars bi nu génn la woon diggante 12 ak le 15 xibaar bi yéenekaay bi am nag ci waxtaan yi diggante kilifa ñaari réew yi ne xeex bi ci wàllum ger gënoon na ca fës terewul Libération def laaj ne ana ban place la ca mbiri Karim Wade nag amoon ci yooyu ndaje kii waxtaan wàllu jëflante ba tey Le Soleil moom diggante Sénégal ak Iran la waxtaane yéenekaay bu ànd lu jëm ci wàllum formation jëmee ci métier hydrocarbure ne Iran baaxee na Sénégal xam-xamam wàllu sport football record xëy séq waxtaan ak Aliou Cissé coach équipe nationale bi benn mbébét gi mu am mu ne mooy jëlëb coupe terewul nag Aliou Cissé ci Les Échos mu ngi fësali njaaxleem bokk na ci mu ne ay yitteem li ko gën a tëj bopp ba mooy flanc gauche bi ci défense bi situation gardien it jaaxal na ko lool Ferland Mendy Aliou Cissé ne dootul nag di daw ci ginnaawam lu jëm ci groupe bi mu ne tëjaluñ ko Demba Ba wala keneen observateur moom wax ci wér-gu-yaramu Karambo yéeni kaay bu groupe Futurs Médias diñu xamal ne diagnostic di ceet gi docteur bi am jëmee ci moom nag bu dal xel la lamb ji ak gis-gisu Tigre de Fass ba woon Mbaye Guèye ci sunu lamb mu ngi cey xamle lu jëm ci dog-dog yu bari yi ñeel cachet mbër yi ni mbër yi ci seen wàllu bopp ñoo war a ànd maase ñaxtoo ndoor ko ci kanamu CNG bi amal grève bu juróom-benni weer docteur Djibril Diouf jàngalekat ci wàllu droit sport ci INSEPS ba tey sunu lamb ne dog-dog yi lu tegu ci yoon la li ci ñuul rek mooy dafa ëpp wolof nag nee na lu ëpp tuuru xaw ma nu ko séeréer di waxee docteur Alioune Sarr. jaajëfal ko bu baax El Hadj Assane Gueye mbokk yi nit sant nañ leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bi mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm.